jërë ngeen jëf Guinée gi yëngu démb ak li ko yëngal daanaka ci la yéenekaay yëpp xëy di yëngu ubbi l'Observateur journal bi ci xalima ak envoyé spécial am ca Conakry di Aïcha Fall mi ngi ñuy nettali la xew ci réew ma démb président de la république ba fa woon di Alpha Condé ginnaaw fukki at yu mu jiite réew ma ak ñetteelu mandat bu mu fa doon doxal te ñu bari jàppoon ne tegewul ci yoon soldat sa wàcce nañu ko démb yéenekaay bi dañu ci ñeenti waxtu ci la waa ji di colonel Mamadi Doumbouya ak ñoñam coup d'état Alpha Condé jël ko téye nangu réew mi it jël ko téye l'Observateur nañu ba fi mu nekk ni nag kenn tane wala ci fan la Alpha Condé nekk soldat yi ko wàcce nangu ñox fan lañu ko denc Le Quotidien nañu réewum Guinée tàggoona ak Condé variant Alpha jeex na ci réew ma waa ju ñu naan Mamadi Doumbouya moo toog loxo ci réew ma mooy nouvel homme fort bu Guinée jamono ji ñu toll journal bi gis ci ne dëkkandoo bu naqare woon a dëkkaale ci réewum Sénégal moo daanu lise ko nañu Condé jeexal na ci anam wu triste askanu Guinée bi ñu yëgee ne Alpha Condé daanu na daanaka ñoom ñëpp génnoon ci mbedd yi àndoon ak soldat yi doon zibile soldat yi nangu nguur gi yéenekaay bi nañu digg nañu ay concertation di ay waxtaan ak transition ci dal bu dul boddi benn doomu Guinée Sud Quotidien bind ne coup d'état ca Guinée kii di Alpha Condé ñetteelu mandat bi mu lijjanti woon ba tëye ko du ko yeggale journal La Tribune dollil ko ci ne lu ko dal rek moom Alpha Condé troisième mandat moo ko yóbbee la Sénégal nañu li ñu naan jàppkatu jaana koy mujje loolee moo dal président bu Guinée ba woon ndax soldat yi ko coup d'état ba wàcce ko moo leen defar mu di ay force spéciale am kii jiite force spéciale yi jiite coup d'état bi di colonel Mamadi Doumbouya mooy kan Vox Populi nañu waajangi ku Alpha Condé bëggoon la doon ko kaw-kawal moo ko wàccee tey ji ñoom soldat si fuqarti nguur gi seen déclaration bu njëkk yéenekaay bi di Vox Populi xëy na ko teg ci xëtamu njëkk ñuy xamle ne li ñu def du ab coup d'état réewum Guinée la ñu bëgg a tegaat ci yoon état de droit la ñu bëgg ci Guinée Walf Quotidien xëy ñu delloo ci jaar-jaari colonel Mamadi Doumbouya li ko tàmbalee ca Kaboul ba ca Conakry lu ci bari journal bi xëy nañu ko wax Source A xëy di waxtaan ak alkaali Ben Mohamed di ko mas a liggéey ak Alpha Condé ci wotey présidentielle yi 2010 yewoon ci Guinée nee na leen coowal troisième mandat bi moo yokku joote ja nee na leen ñu coup d'état Alpha Condé ñàkkul ñu leen ci jàppale ndax bu doon ñoom ak ñoom rek dana jafe ci ñoom ñu def coup d'état bi alkaali Ben Mohamed ne force spéciale yi def coup d'état bi Condé moo ko sosoon ngir xeex wàllu terrorisme dénkoon ko colonel Mamadi Doumbouya moom colonel bi tànnoon soldat yi gënoon a aay ci l'armée bu Guinée def leen ci biir bi Condé demee ba gis ne lii wóorul ci moom ndax doole ji mu leen jox dafa ëpp ca la leen délocalisé ci la coow li tàmbalee li am ca Guinée tiital ñu bari ci Sénégal politologue bii di Yoro Dia mi ngi ñuy wax ci biir l'Observateur ne li gën a wóor ngir moytu ci réew mi la xew ci réewum Guinée moo di tënku ci doxal démocratie ci réewum Sénégal réew mi di Sénégal njiitam di Macky Sall lise ko nee nañu Serigne Modou Kara Mbacké mi ngi koy jàppale moom Serigne Modou Kara Mbacké ni ñu ci xët mu njëkk yéenekaay bi maa ngi sàkku ci sénégalais yëpp rawatina ci murid yëpp ñu booloo protéger njiitu réew mi Serigne Modou Kara ne képp koo xam ne bëgg nguur jaral na la taar réew mi na nga xam ne deretu bopp lay doon du mooy loosu borom mouvement Kaolack nouvelle vision di Ahmed Youssouf Benjalou Vox Populi nee nañu samp na ndëndam candidat la ca mairie bu Kaolack ci élection locale yi di ñëw ñi ci mouvement mi muy góor ñi di jigéen ñi di mag ñi ak ndaw ñi ñoo ko tànn keroog samedi investir ko ne ko yaa ñu doy yow la ñu bëgg nga doon maire bu Kaolack Vox Populi nañu Boy Sam di Youssouf Benjalou nangul na leen ko ba wax leen ne nañu waajal ndax ci fan yii di ñëw d'investiture bu mag jàngalekat yi jàppal tànk APR di les enseignants APR Tribune nee nañu booloo nañu taxaw ci ginnaaw Maïmouna Sissoko Khouma ngir gën a jàppale président Macky Sall démb ci lañ doon def am ndaje moo xam ne fu nekk ci réew mi la jàngalekat bàyyee ko ñëwoon wuy si Maïmouna Sissoko Khouma directrice générale agence nationale petite enfance ak case des tout-petits fa la ñu féddalee seen yéene ci taxaw ci wetu président Macky Sall gën koo jàppale waaye te dogu ci défendre ko ba kenn du jugati di dal ci kawam ci kaw loole Walf Quotidien xëy na di lijjanti lii di les boucles de Kanoulayé travaux ak coow li mu jur ci diggante entreprise bi di Ecotara Ageroute ak entreprise chinois bi ñu jox marché ya doore ko ci appel d'offre ba dogalu Cour suprême bi annulé woon marché bi ba ci li jeunes Casamance yi taxawoon ne bëgguñoo gis ay chinois ca Casamance lépp Walf Quotidien xëy na ci ba di ñu wax ne mbir la moo xam ne li ci am dëgg-dëgg moo raw foofu li ñu ciy wax ñu wax ci tiis wi dal ci kaw réew mi ba sëngéemloo ak lu lamb mu di faatug Double Less L'Observateur nañu moom champion bu mag ba di Double Less démb la wuy ji sunu borom nit la ku doon dund lamb ak di ko dundal ba ne mu xëyee dem ñu dem ci sunu lamb fekkaat fa xibaar bu tiis bi mi ngi ñuy xamal ne moom Double Less ci juróom-ñett fukki atam ci la faatu les arènes nañu samedi ci la entré ci ab clinique ci ëllëg sa di dimanche mu noppalu. NSIA Santé famille Werwerle savon de Marseille Alphé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ak déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñi doon teewlu xibaaru suba seeg RFM coup d'état ci Guinée Conakry Alpha Condé daanu na ñu ko daaneel di soldat ci njiital lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya jamono yi xamle nañ ne Conakry yëpp seeni ñooña fa ne ci képp koo xamante ni daal di nga wane ak ñàkk ànd ak ñoom dañu ko jàppee ak fippu loole mooy tëkkuk moom njiit lu bees bu Guinée lu jëm ci njiit la fa woon it xamle na ni mu ngi ci jàmm ak salaam dara xuriwu ko doonte waxunu fa nu ko làq jamono yi CEDEAO communauté internationale union africaine ñëpp ànd maase condamné ñaawlu coup d'état ba ca Guinée di sàkk ñu daal di yóbbu
yóbbuwaat yëf yi na woon foo woon di kon rétablissement ordre constitutionnel ba fa ca it dërëm bañ a jot kii di Alpha Condé ñu ba ko it libéré na mu gën a gaawe foofu ca Guinée it xëy nañ dem dellul leen fa ci suba gi waaye lañ fa nemmeeku mooy ak dal ci askan wi àndoon nañ ci ak soxna Aïcha Thiam di ndawal observateur foofee ca Conakry ci gàttal ndawal groupe Futurs Médias fii ci Sénégal ca Ndar infirmier yu ñu tere bindi ordonnance ngir maladie waral SDT 3S di syndicat démocratique des travailleurs de la santé ci njiital Cheikh Seck ñaawlu ko ànduñ ci dogal boobee ca it grève bi ñu nas ci réew mi yëpp ñu ne bu keroogee 13 ak 14 septembre dinañu ko amal muy grève wu ñaari fan waa Thiaroye-sur-Mer ak ñi nga xamante ni ñoo fare foofe di yëglu lu jëm ci wàllu beeda aan beeg yeexte gi ñeel liggéey boobee bokk na ca lanu ci yaakaar mu jaarale fa ñoom ci wàllu tali yeeg wàllu assainissement def fa ay infrastructure ña ngay xamle ni lu jëm ci wàllu boobu liggéey duñu ko fa jaarale lu may yooyu yëpp daa matee ci ñoom ngir ñoŋal seen nekk na ko dundin ñaawlu nañu tardé gi ñeel projet bi Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi soxna Yacine Pouy ci digital gi ñu koy jaajëfal bu baax di leen ñaanal kenn dalu jàmm ca kanam tuuti ni ñu ko baaxoo altine junne ak yéen pencoo geeg RFM dinañ ànd ak docteur Ousmane Gueye ak professeur Daouda Ndiaye laata kàddu askan wi bu 9h. troisième mandat ñoom ñaar ñëpp ay militaires yi ñoo leen fi jëlee te ni leen fi jëlee gaaw na loolu ba jaaxal ni ñaari waxtu la force spéciale bi nga xamante ne lieutenant colonel Mamadi Doumbouya moo ko dirigé moom lañ soxla pour dem ba ci palais ba fële ca quartier affaire ba jël président bi yóbbu ko foo xamante ne ñu ngi ne camp la mais kenn xamul fan lañ ko denc loolu mi ngi commencé si suba teel bi ba population Kaloum bi mooy quartier des affaires bi nekk si wetu palais ba déggee ay sox yu bëri Guinée yi gëmuñ ko woon laata ñu gis putschiste yi dem télévision pour def communiqué nee na ñoom sax gouvernement bi amatul administration bi naka noonu constitution bi sax fan tamit dissoudre nañ ko loolu yëpp buñ paree nee nañ dañuy tëj frontières yi muy jaar suuf wala jaar kaw kenn dootul génn kenn dootul dugg ba Guinéens yi déggee loolu lañ commencé génn commencé wane seen mbégte gëmuñ ko woon léegi ñu ngi doogee gëm ne Alpha Condé abal na leen kontaan nañ ñu ngi koy wane ñu ngi daw di dun Bambeto di yuuxu liberté liberté noonu lañ ko jàppee ba guddi Guinée dafa amoon couvre-feu boo xam ne mbas mi moo ko fi andi woon waaye couvre-feu boobee dafa mel ne yiteelu leen léegi nag li ci des mooy ba coup d'état bi amee ba leer naka junte bi ñi nga xam ne ñoo ko def nan la ñuy jëlee CEDEAO mi nga xamante ne ñoom dañoo parparloo ci côté rétablissement de l'ordre républicain bi Aïcha Fall Conakry RFM. jërëjëf soxna Aïcha fii ci Sénégal ñi nga xamante ni ñooy waa Guinée fekk foofee baax ca ne fii ci sunum réew daanaka mbégte la ñu boole ci mbir yi ndax dañu koy jàppee ak yeewu Ibrahima Diamé. daanaka mbégte lañu wone ci coup d'état bi xew seeni dëkk Guinéen yi kon nekk biir Sénégal ne loolu warul bett kenn ndax ñoo ngi ko doon xaar bu baax a baax. situation bu ñu xaaroon la quoi xam nga dictature moom du yàgg moom xamoon na ko sax xamoon na lii dina am xamul woon kañ mais xamoon na lii dina am. lu ñu gis ni tey dañu kontaan trop kontaan nañu coup d'état bi mais dañu kontaan affaire bi lu mu jaaree yoon pour ñu mun a libérer population bi. ñoom nag ñuy xamle ne lii du question xeet ndax ki nga xam ne moom moo jiite force spéciale yile ak ki ñu renversé daanaka ñoom ñoo bokk benn ethnie. parce que su doon amoon problème de ethnie maanaam benn pul wala benn susu wala benn jaakanke moo ko doon jël mais c'était un colonel maninke ku doon jël Sékou Touré à palais donc y a king ethnie en Guinée. wante nag li ñu ñaan militaire yooyu le moo di ne ñu bañ a ak ki moo nguur gi toog fa ba faw li ñu bëgg moo di ñu amal ay élections libres transparentes yu jaar yoon. dañuy xaar transition bi 3 mois bu ñu wax après ñu organiser élection libre et transparent Guinée mu nekk Guinée bu nekk étranger ñëpp mën a voter ñu changer tamit constitution bi delloo constitution bu fa nekkoon changer assemblée nationale bi loolu rek lañ soxla. jiitu bu baax lañu bëgg. parce que ñu aussi dañu soxla la Guinée mel ni comme Sénégal comme pays sous-région bi parce que la Guinée Côte d'Ivoire Sénégal bu ñu amee jàmm ñu àndandoo yëpp day dund ki jàmm. leneen li nga xam ne citoyen guinéen yi ñu dajal ci mbeddu Ndakaar yi di ñaan itam moo di ñu gaaw a ubbi frontière u Guinée yi nga xamante ni ñoo ngi koy tëj ba tey rawatina bi dox diggante Sénégal ak seeni réew.
jërëjëf Ibrahima Diamé ba tey ak lu ñeel xibaar yi réewum Guinée gouvernement bi yëpp foofee dal nañ leen convoqué ci xibaar tey jii ci kanam bu 11h convoqué gi nag ak ndaje mi du doon ca palais ba waaye ci caserne kon la leen ki nga xamante ni mooy njiit lu bees la fa lieutenant-colonel Mamadi woolu CEDEAO rafetluwul coup d'état bi ñaawlu na ko ba fa ñaawlu yom coup d'état boobu am ca Guinée dimanche démb ji CEDEAO di sàkku it li nga xamante ni. mooy nekkinu ko président Alpha Condé ak it lu jëm ci wàllu kaaraangeem wér-gu-yaramam lépp ñu sàmmal ko njiit la di it njiitu Ghana Nana Akufo-Addo di sàkku ñu bakko it na mu gën a gaawee ci wàllu kon libéré moom njiit la woon bu Guinée Conakry ci it soldat si dal di ko teg loxo foofee CEDEAO di sàkku ñu delloo buum ca boy ga maanaam constitution baag lam fa dogale woon ni wàllu kilifteef ñu delloo ko na woon fa woon RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. fii ci Ndakaaru ci Hann ak projet bu jëm ci wàllu ñoŋal tefes ak Hann gi BD Hann ñi nga xamante ni ñooy coordination acteurs yi Caaroy Géej ñoom di ñaawlu tardé gi ñeel liggéey bi ci it projet boobee ñu fàttali ni bokkoon na ci mbébét yi daal di gën a ñoŋal seen village lébu ba fa ak it def fay jumtukaay ci wàllu sellal assainissement ak wàllu dem ak dikk ak yeneen ñu xam le ñoom waa Caaroy Géej ne projet bi du fa jaar lu mooy loolee daa mate ci wàllum liggéey ñeel ni ñu ko waxee seen aw nekkin ci conférence de presse la ñu ko xamle ci teewaayu Ndongo Ka. coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer di dellu si nag di waxaat ci liggéeyu dépollution de baie de Hann ñu ne nag pàcc bi aju nag ci wàllu restructuration bu commune bu Thiaroye-sur-Mer ak yéexte giñ ci nemmeeku doon na nag lu ñuy ñaawlu Assane Gueye mooy porte-parole gi les coordination. projet dépollution baie de Hann vraiment moom mi ngi avancé mi ngi dox yoonam ni mu ko waree wante projet restauration Thiaroye maanaam xàll yoonu Thiaroye ubbi ko dafa tagatémbe demul dëkkul bokkul woon ci lu ñu waxtaanee woon projet restauration Thiaroye-sur-Mer root na tàmbali depuis mois de mai. waa coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer ni fa ñu taxawoon nag ba léegi juguñu fa ñu ne liggéeyu dépollution bi di jàll nag ci seenu gox fii ak amaluñu nag lii di liggéeyu bi aju nag ci wàllu restructuration bi les communes. ñu waxtaan ba jubboo ne ñaari projets yi ñoo war a ànd li état waxoon dafa bëgg restauration Thiaroye mu nekk projet boo xamante du projet à part wante projet bu bokk ci biir projet dépollution la loolu nag jëmmal ko moo mujjee des ñaari projet ñoo war a ànd mbagg ak mbagg tànk ak mbagg bés bu dematul dañuy arrêté bee ndax ba bee dab. Thiaroye-sur-Mer doon dëkk bu xat loolu ndax nu mu bindoo waa coordination bi ni projet de pollution bu baie de Hann occasion la ngir nag ñu mën a yaatalaat mbedd yi taaralaat nag lii di seenu gox. mais soo ñëwee ci kàllu Thiaroye tey suñu xàllee yoon yi ubbi ko économie bu bees lay juraat Thiaroye bu bees mooy judduwaat ndax kër yi dina gën a yaatu mbirum sécurité dafay judduwaat xoolal rek bu ñu joyanti woon Thiaroye tey national 1 bi bu tëjee da ngay duggee Yaraax gën a Jimbaaw ci wàllu fluidité. lu aju nag ci liggéeyu projet de pollution bu baie de Hann moo war a jàll nag ci gile commune lu yemook juróom-benn ci ay kilomètres ndongaka Thiaroye-sur-Mer rajo Futur Média. jërëjëf ndongo ñu jàll ba Touba Mbacké ak gis-gis bi commerçant ya fa am ñooñee bokk ci association commerçant industriel yu Sénégal bu nu sañoon ñu ne marché bi suukar si ñu ubbi ko libéraliser bu ko defee yokkute gi ñuy dund léeg-léeg ci marché bi mu bañ ni demee ci weneen wàll it ñu ngi sàkku ci état Sénégal mu protéger koom-koomu réew mi Pape Balla Gueye. yokkute ci njëgu produit yi nga xam ne moom la askan wi di gën a jëfandikoo rawatina suukar gi nga xam ne kenn mënu koo gis ci marché bi tax na commerçant yi ci diwaanu Touba di daal di yëkkati kaddu moom mu yore kaddu ACIS di association des commerçants industriels bu Sénégal section Touba Cheikh Awa Balla Diakhaté di xamle ne li ñu bëgg mooy ñu daal di amal libéralisation marché bi su ko defee ñëpp di daal di mën di indi suukar ñu daal di moytu jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund. bu ñu ko jëlee nag jox ko kenn mu monopoliser ko te li muy produire di ko bay doyut ñu jël ci joxaat ko leneen ñi ko yaa koy importer nag wax dëgg yàlla nag li wolof di wax mënuñu su ta jël fépp jël féfér da ngay yem ci li ngay produire li nga xam ne mënu ko produire nga bàyyee ko doomi réew mi ñi ci des ñu xool ba xam seen doomi réew ñu jéem koo indi bu boobaa jàpp naa ne sax prix bi muy jar depuis des années dana gën a mën a wàññeeku waaye nag bu ñu ko jëlee jox ko kenn rek mu occupé ko lii mu xew rek mooy xew même bu ñu ko réglé tey bu ëllëgee leneen day xewaat. yeneen ci loo xam ne nag soxal na leen loolu mooy concurrence étrangère bi nga xam ne dañu jàpp ne jaarul yoon tax na nag chargé communication bu ACIS bi di woo nguur gi ngir ñu daal di fexe nu ñu daal di protéger économie bu réew mi. concurrence étrangère déloyale mooy jongante wala jéem a commerce loo xam ne teguwul ci yoon te ku ne xam na ni at yi Indien yi Turquie yi Chinois yi ñëpp ñi ngi daw wutal si Sénégal ba ñu dee ñu fi ñëw ndax ñun dañuy dem ci ñoom waaye nag état ci Sénégal ci boppam li mu war a njëkk a def mooy protéger ay commerçant ba ñoom du ñu fay ñuy exister bu baax protection ba leen seen réew protéger
pour ñu mën a ñëw fii doxal li ñuy doxal suñu réew bu ñu ko defalee jann wàll ga rek daañu mën lu ëpp li ñu mën. waa ACIS nag wér-gu-yaramu askan wi ci màggalu Tuuba bi doon loo xamante ne lu leen soxal la ñu ngi dellu di woo seeni ñooñ ngir ñu daal di bàyyi xel bu baax a baax ci yenn ci produit yi nga xam ne day yàqu ñu di koy dugal ci marché bi. Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média. jërëjëf Pape Balla ca Ndar moom dañu fa tere infirmier yi ñuy bindal ordonnance maladie loolu ab dogal la bu wadd foofee di dogal bu syndicat bi àndul muy SDT 3S syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social ci njiital Cheikh Seck leneen ci lu nu waxtaane mooy grève bi ñu nas ñoom syndicat bi 13 ak 14 septembre tey lañ koy gën a def ñu ne ñu déglu ko moom njiital boobu syndicat SDT 3S Cheikh Seck ak Ousseynou Diop. moo di nit day nekk liggéeyam benn nit jóge fële ne ko da ko yóbbu tribunal ba procureur di ci jàpp pourquoi parce que nee nañ kooku dafa def prescription mais dañ ni comme loi moo ni léegi mayuñu leen yéen ngeen di prescrire malgré loolu njàng infirmier chef de poste yëpp nañ toog seen dispensaire wala seen poste de santé bu kenn wax ni nag danoo bañ a faj déedéet texte moo ni leen bu ñu faj léegi bu ñu dindee texte boobu nit ñi ñëw reprendre te du doon fii Saint-Louis rek dafay dakk ni ngi doot ñu ko seetaan moo tax li gars yi décidé moo di waxuñu ko grève mais dinañ toog ci suñuy dispensaire suñuy poste de santé bu malade ñëwee su fekkee ni loo xam ne loolu la ñuy wax yoon may ñu def ko dinañ ko def mooy faj góom lañu wax ñi dañ faj góom le 13 ak le 14 incha allah grève générale sur l'ensemble du territoire national Sénégal gi yëpp nañ paralyser tout le système socio-sanitaire bu nu paree lii ma leen di wax ci phase yi ci la ñuy jubluwaat. ña dëkkee Njëla Seen moom commune bu Caaxee Njal gi dañu sant bu baax ndax poste de santé boo xamante ni dal nañ ko tabax foofee ci seen ab dëkk tukkee ci ministère de la santé projet bi fanweeri million nga ca dem ci Njëla Seen askan wu dañ daa defi kilomètre ngir mën a faju Aminata Goudiaby yi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ci Njëla Seen ak li ko wër dañ ko doon xaar boobaak léegi def na xanaa fukki at ak juróom fi mu ne nag seen xel mën na dal seen village boobu tabax nañ fa équipé fa ab poste de santé ñi def loolu nag ñoom ñoo di waa ministère de la santé et de l'action sociale consultation yi sax nee ñu ci altine ji lay démarré Abdoulaye Touré moom mooy médecin chef district sanitaire bu Jaxaaw nga xam ni fa la Njëla Seen bokk. équipement bi ñu fi def soo koy xayma dina toll si fanweeri millions yi nga xam ne def nañ ko fi mu nekk matériel yoo xam ne nii doo ko gis fenn foo xam ne nii au niveau des postes de santé si hôpitaux yi lay faral di am loolu aussi dañ koy gërëmee le directeur de l'équipement bien vrai que rôle am la def mooy directeur de l'équipement du ministère monsieur Amath Diouf bi nga xam moo ko équipé parce que équipement bi dafay nécessité mu am courant suñu toogee ba yàgg amul courant dañ ko mujj jël jox ko poste yi am courant te loolu mën nañ fa bañ a yegg. bu weesoo Njëla Seen poste de santé bi ñu tabax nag yeneen ñetti village yu nekkee ci commune bu Thiaré Ndial gi daañu ko jëfandikoo. et que muy nekk poste bu bees bi nga xam dina polariser 4 villages pour une population de 3976 habitants bi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di faju fii si au niveau du poste. fi mu ne nag ñoom ñu ne distance yu bëri yi nga xam ni moom lañ doon dox ngir di mën a faju loolu fi mu ne jeex na am nañ lu leen ko fajal buñ sukkandikoo ci Mamadou Ndiaye Njëla Seen la dëkk. gis nañ ne fu ñetti junniy doomu aadama di yeewoo ak lu tegal ante bu leen jégee dafa am solo ci ñoom li ñu soxla woon jégee nañu balaa ngay julli da nga wér balaa ngay def dara da nga wér kon bu ñu amee santé de proximité dañ ciy sant di ci kontaan. poste de santé boobu nag ci week-end bi lañ ko doon inauguré biñ koy inauguré itam am na lu matériel boo xam ne teg nañ ko ci loxowu personnel de santé bu bees bi nga xam ne moom lañ fa affecté Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata dañuy dellu Ndar waxtaane bi yoon màggalug ñaari rakk yi xam ngeen ne juróomi fan ci weeru Sàttumbar gu ca ne ca Ndar ñuy fàttaliku jëf ji nga xamante ni lalu ci njàmbarte gu wér tukkee ci ku tedd ki Cheikhul Khadim mu amaloon ko ñaari rakk ca bureau gouverneur ñu fàttali ni fàttaliku démb gi julli gi ci njiital Serigne Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Moutada Mbacké la woon mbokki murid yi bokk na ci seen càkkuteef ñu amal fa mémorial ngir fàttaliku gi foofu ca Ndar Ousseynou Diop. jullit ñaari rakk yi nga xamante ni Serigne Touba Mbacké Khadim Rasoul moom la ñu amaloon ci palais gouverneur juróomi fan ci weeru septembre ci atum 1895 màggal nañ ko ci Ndar bu fekkee ni askan wu bare fekke wuñ ko toogoon seen i kër wala bokk seen i dëkk amal ko diwaan Ndar géej moom mbooloo mu bare dafa génn julli gi Serigne Abdou Lahad Mbacké bu Serigne Moutada Mbacké moo ko jiite woon ci kàddug Serigne Ahmed Fall président kuréel bi jëf ji nga xamante ni Serigne Touba defoon na ko fii ci Ndar lu ñuy fàttaliku la. donc Serigne Touba duñ ko indi fii parce que moo doon capital AOF gouverneur général bi fi newoon toogal fi tubaab bi ci AOF muy Afrique occidentale française fii la dëkkoon loolu moo tax ñu indi fi Cheikh Al Khadim kon Serigne Touba tubaab ba mag ba la amanteeloon. moom sax gis na ni mémorial bu Serigne Touba dañ ko war a amal ci dëkk bi ngir mandargaal ay fan liggéey bi nga xamante ni Serigne Touba def na ko ci Ndar géej. Oh que ce que nous faisons maintenant il faut qu'il y ait un mémorial de Cheikh Al Khadim à Saint-Louis du Sénégal, n'est-ce pas? Et ce mémorial contribuera à élargir, n'est-ce pas, le statut
de patrimoine de Saint-Louis qui se limite à l'île. Le sort ne fait pas partie du patrimoine. julli gi nag mbooloo mu bare teewoon na que ñaari at a ngi nii nag nii lañ koy amalee ndax feebaru coronavirus bi loolu moo tax ñu daal di ñaan feebar bu ni mel mën a génn ci réew mi Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. RFM Sport. Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi ziar bu baax. maa ngi lay fay Alaaji Assane daal di ko door rek wàllu basketball démb nag lañu daal di jeexal lii di afro basket bi Tunisie mi nga xamante ne moom moo ko gagné woon moom moo ko daal di jëlaat gannaaw final gu dox démb ci diggam ak ñi di waa Côte d'Ivoire Sénégal nag moom moo daal di jël la troisième place maanaam médaille de bronze gannaaw ba mu amee ndam ci match de classement bi digganteem ak Cap-Vert 86-73 ñu ànd seeg Malal Junior Diagne. Tunisie dafa ñibbi ak titre pour champion d'Afrique ni mu dikkee woon ci Rwanda noonu la génneewaat ñibbi ndax xale Tunisie dañoo kon daan équipe bii di bu Côte d'Ivoire ci finale 78-75 gannaaw ba mu nekkee jongante bu taroon lool ci kanamu njiitu réew mi di Rwanda di Paul Kagame. équipe bu Tunisie bi daal di kon dékku cong yu bëri yu waa Côte d'Ivoire doon cong te Solo Diabaté nekkoon ko doon sookee lu ni mel waaye organisation bu équipe bu meilleur joueur tournoi bi di Ben Ramdan taxawee woon moo tax ba ñu daal di rek def li ñu duppee doublé mooy gagné woon daaw gagnéwaat ren. ci nag final bu ndaw bi Sénégal moo ca mujjee daan équipe bu Cap-Vert 86-63 le match ba mujjee. mu doonoon mujjantalu matchu Sénégal ci parquet Kigali Arena bu tax nu gisaat Gorgui Sy Dieng bu wanewaat boppam bu baax a baax ci basket bi ndax jeexal na gile tournoi doon ki ëpp li mu dugal ay panier ndax dem na ba toll ci 120 points jël na lu toll ci 63 rebonds 11 contre mu réalisé ko 6 interceptions mu def ko daa ji def itam fukki fut ak juróom daa ji itam perte fukki bal ak benn Sénégal Côte d'Ivoire ak Tunisie ñooy ñetti réew yi gën a xarañ ci basket ci wàllu góor ñi gannaaw ba nu génnee ci 30e édition afro basket bu doon xewee fii ci Rwanda mu nekkoon Malal Junior Diagne Kigali pour la radio Futur Média. na ma ko waxee Sénégal mu nga féetee si ñetteelu place bi gannaaw ba tournoi bi jeexee ka ca gën a ràññeeku ci joueur Sénégal moom moo di Gorgui Sy Dieng lu tolloo ko téeméeri poñ ak ñaar fukk la daal di dugal ci gile tournoi Soda Thiam mooy deltu ci li nga xamante ni daal moo di distinction individuelle yi gannaaw ba Afrobasket bi jeexee ñu déglu ko moom itam Soda Thiam. ci fanweereelu édition Afrobasket bi nag gannaaw médaille yu ñu jox Tunisie ci or bi Côte d'Ivoire ci argent bi ak Sénégal ci bronze bi am na ci yeneen i distinction yoo xamante ni daal dinañ koy joxe. ci mel ni 5 majeurs yi nga xamante ni meneur tunisien bi bokk na ci di Omar Abada ak naataangoom bi di Makrem Ben Romdan comme arrière ivoirien bi di Mat Costello nag moom la ñu jox poste ailier bi Gorgui Sy Dieng jël poste ailier fort bi doomu Cap-Vert gi di Walter Tavares moom it daal di jël poste pivot bi gannaaw loolu itam gis nañ ni Gorgui Sy Dieng moomee moo di joueur bi ëpp lu mu dugal ci ay poñ ne marqué na lu toll ci téeméeri poñ ak ñaar fukk meilleur rebondeur nag ñu ngi ko daal di jox Walter Tavares bu Cap-Vert mi nga xam ni def na 71 rebonds meilleur 3-pointer bi maanaam ki nga xamante ni moo ëpp lu mu dugal ay pañe ñetti poñ moo di Carlos Moraes moom nag jot na ci am lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent meilleur joueur bi nag maanaam MVP bi ñi ngi ko daal di jox doomu Tunisie gi di Makrem Ben Romdan gannaaw yooyu la distinction am na tamit yeneen yu ñu daal di joxe lu ci mel ni ñaari joueurs yi nga xamante ni ñoo gën a âgé ci gile édition di doomu Tunisie gi di Radouane Slimane ak Stéphane Konaté bu Côte d'Ivoire nga xamante ni ñoom seeni at mi ngi toll ci ñeent fukk ak benn waaye itam soxna su njëkk guy tàggat équipe bu góor ci wàllum afrobasket ñeel góor ñi moom it jox nañ ko distinction di doomu Australie gi di Liz Mills équipe fair play bi nag équipe bu dëkk bi dalal di Rwanda moo ko daal di jël Soda Thiam fii ci Kigali ngir radio Futur Média. Soda Thiam ñu daal di jublu ci leneen wax ci qualification coupe du monde zone Afrique niki démb amoon na ay jogante ci groupe H bi foofu la Sénégal daal di féetee foofu nag Namibie moom moo fekki Togo ci dëkkam ca Lomé daal di ko daan benn bal ci dara loolu nag la mu leen jural moo di jamono gi foqate nañ place bu njëkk bi ci Sénégal ñoom mi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Namibie daal di am ñeenti poñ waaye Sénégal ëllëg ci jongante gu nar a dox ci diggante mag ñi di waa Congo ca Brazzaville bu ca amee ndam itam dana foqatiwaat lii di place bu njëkk bi lu ci mënti am rek jàppale ne suñu gaynde yi ñoom ni ki démb ci ngoon la ñu daal di yeggi foofule ca Brazzaville leneen li nga xamante ni mën nañ ko wax itam ci yooyu la jongante groupe E bi Rwanda ak Kenya dañoo daal def match nul 1 but partout groupe F bi nag Gabon moom damoon na bay gagné Égypte waaye ci mujjantal dañoo match nul 1 but partout ndax waa Égypte
ñoom ñu nga jot a égaliser ci 90e minute de jeu jogante ko naroon dox démb ci diggante Guinée ak Maroc ci Conakry kon boog tey ji incha allah lañ ko naroon amal waaye mujjuta am la ko waral nag moo di coup d'état bi nga xam te ne amal nañ ko foofu la ci Guinée ba tax na daal ñu mujj jël dogal daal di reporter yooyu les matchs waa Maroc nag daal nañ leen xàll yoon gi ba ñu daal di dellu seen réew ànd seek yi officiel yi nga xamante ni ñoom ñoo naroon a bokk ci googu la jogante maanaam arbitre yeeg délégué de match commissaire yu match yu ni mel ci ñooñ la sax bokk na ci doomu Sénégal gi di Malang Diédhiou mi nga xamante ni moom itam bokk na ci ñuy yëngu ci wàllu arbitrage donte jamono gi bàyyi na waaye ba tey mu ngi ci biir CAF googule di ci yëngu moom itam jot naa ñibbisi leneen li nga xamante ni mën nañ ko wax ci wàllu football ba tey moo di démb mën nañ ko jàppee sax ab comédie ndax El Hadj Assane xam ndax seetlu nga ko di match bu ñëpp doon xaar diggante Brésil bu Neymar ak Argentine bu Lionel Messi dem nañ nag ba door match bi ba mu demee ba am ñeenti simili la am ay agence sanitaire daal di ñëw ne match bi duñ ko yeggali waaw match bi duñ ko yeggali la ko waral nag moo di dafa ku ci mel ni Martinez Buendia Lo Celso ak Romero leen daal dañoo jalgati lii di protocole sanitaire bi ndax dëkk bi nga xamante ni fa la ñu jógee di Angleterre dafa bokk ci liste noire yi ba tax na ñoom ngir ñu mën a ñëw foofu buñ fa ñëwee itam bu ñëwee Brésil maanaam dañu war a respecter quarantaine bi pendant 2 semaines léegi nag gars yi neen loolu dañ ko jalgati ndax dañoo nëbb gars yi nii maanaam jaaruñu woon Angleterre daal di jóge beneen dëkk ñëw loolu la waral nag agence sanitaire bu Brésil daal di ñëw ni daal njóor yooyu nga xamante ne fekkoon nañ leen ñuy football foog ñu génn ci match bi yëf yi nag mujj jaxasoo match ba arrêté waaw match ba arrêté waa Argentine dam dugg ci vestiaire waa Brésil xam nga nan lañ mujjee entraînement seen biir mu ngoog match boobu noonu la mujjee loolu mooy rigueur bañ a boole masla voilà mi ngi noonu respect rek wala ñu tas ko respect wala loolu mais lu ci mënti am rek jàppale ni CONMEBOL di maanaam kuréel bi nga xam moom moo ngànk football foofu la ci Amérique du Sud ak itam FIFA ñàkkul ni dana indi leeral ci mbir mi ci Europe itam ñi ngi seeni qualification lii di coupe du monde Qatar 2022 niki démb Espagne dafa daal di daan ñii di waa Géorgie ñeenti bal ci dara 0-0 diggante Suisse ak Italie Belgique dafa daal di am ndam ñett ci dara diggam ak République tchèque Pologne daal di fekk Saint-Marin ci dëkkam daal di ko daan 7-1 6-0 pour Allemagne seen digg ak ñii di waa Arménie Angleterre moom itam daal di dóor yi metti sax ñi nga xam ñoo di waa Andorre ñeenti bal ci dara bu loolu weesoo ñu daal dellu si suñu réew waxtaanee wàllu lamb ak kiis gi nga xamante ne moom moo dal ak lu lamb gi ak génnum àdduna kii di Mamadou Sakho ñu gën ko xam ci turu Double Less moom mi nga xamante ne nekkoon na champion lutte moom démb la daal di dëddu àddunam ca këram ca Kër Massar moom mi nga xamante ne waajur la ci Balla Gaye numéro 2 ak kii di Sa Thiès tey ji lañ ko fas yéene kon boog jébbal boromam ca sët yu nekk ca Yoff jàppaleen ni ki nga xamante ne moo di Manga 2 di président association des anciennes gloires de lutte moom nag mu ngay indi ay seede ñu déglu ko ci micro Seydou Nourouba. Double Less yaakaar naa ne lu mu def ci làmb ñu ko def bariwul ndax ku nekk grand champion fii rek Double Less fekk na ak yow Double Less champion d'Afrique ñaata yoon la dem indi champion médaille d'or Double Less dem nañu ba ñu wax ne Double Less mun na nekk en lutte gréco-romaine champion du monde kon nga xam ne kooku def na lu rëy ci làmb Double Less nañ ko ñaanal yàlla xari ko ak yow ñu xam ne làmb moo ñàkkati encore ñu paa yu bàyyi ñu kilifa yu baax yi tax ñu bugg a làmb yàggul Mbaye Gueye gis nga waaw loolu moo tax ma wax la ne ngeen di ñaanal yàlla xale ren aljana ndax Double Less kenn mënul waxam ba mu jeex wax naa ne bëri na grand champion yu fi nekk yëpp soo gisee combat am ak Robert soo gisee combat am ak ñoom Mbaye Gueye soo gisee combat am ak Moussa Diame mënuñ ko lim ndax fu mu nekk fu may wax suma xol dafa fees. ok mi ngi noonu seede kii di Manga 2 ci Double Less mi nga xam te ni démb la daal di dëddu àdduna ñu fas yéene ko kon boog jébbal boromam ni ki tey yi ca sëkk yu nekk ci Yoff ci sama baat daal dañ koy jaale njabootam rawatina Balla Gaye numéro 2 ak rakam di Sa Thiès. jërëjëf sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ni nga ko waxee ñu jaal ko kon njaboot gi yëpp Balla Gaye 2 Sa Thiès waaye axlu làmb yëpp jàpp rek ne jàmbaar daanu na Double Less. RFM rajo askan wi. ñu week cosaan gi làmb jëcca la chronique culture bi naka noonu ak Anakho Cha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi altine ji la ñuy door ca Abidjan ñaar fukk ak benneeli édition festival international Club Ivoire mu di ab festival concours bu ñu jégleel ndaw réalisateur yi nekk ci Afrique sowu jant ñaar film sénégalais ñoo nekk ci compétition officielle yi Tàng Jër bu Sely Rabikan ak documentaire bi ñu dippee Le temps de dire non bu El Hadj Demba Dia ñu dellu siwaat ci programmation festival bi ak Soda Thiam. ci palais de la culture bu
Crècheville salle Kodjo bi nag daaj nañ koy tëj ñu fas yéene tàmbali jongante ñeel film yile bokk na ci hommage aux initiés au poro de Dagba bu doomuk ivoirien bi di Joseph Funka Coulibaly ak tamit Assaut des vagues bu doomuk Togo bi di Mathias Nusunyo ak itam Maintenant ou jamais bu doomuk Burkina Faso bi di Jérôme Yamewogo ak tamit Mami bu doomuk Mali bi di Toumani Sangaré Camarade bu doomuk Niger gi di Mariama Djermakoy Tang Jër bu Sili Rabikan doomuk Sénégal ak Igbo bu doomuk Bénin bi di Marzouk Bankouli gannaaw cérémonie d'ouverture bi nga xamante ni dinañ ko amal juróom-benn fan ci weeru sattumbar juróom-ñaari fan jàpp juróom-ñeenti fan nag foofee dañ ko tàmbalee ak leçon de cinéma daañ ci wax it lu soxal wàllum scénario ak son jëm ci wàllum cinéma ngir candidat yi dañ fa gis itam weccante xalaat ci diggante ñi nga xamante ni ñoom ñoo di candidat yi cérémonie clôture bi nag dañ ko ubbil askan wi ñu ngi ko jàpp fukki fan ci weeru sattumbar gi concours Club Ivoire bi nag bi mu nekk ñaar fukk ak benneelu édition ñu jagleel ko nag jeune talent ouest africain yi nga xamante ni seen xel màcc na ci wàllum cinéma ana kan moo nar a wuutu doomuk Mali gi di Awa Aliou Ndiaye mi nga xamante ni moom moo jëloon édition gi la weesu moom moomee sax moom moo jëloon premier prix UEMOA ak filmam gi ñu duppee Ouma. jot nañ waxtaan ak réalisatrice bi di Sely Rabikan ci sélection filmam boobule nee na mbégte la ci am waaye itam mu nekk reconnaissance ci liggéey bi nga xamante ne tàmbalee na ko dox ci biir cinéma bi fii ci Sénégal. waaw sélection film bi daal sélection film bi mbégte la kontaante la ba pare xam naa ni aussi nit ñi bëgg nañ tàng jër gis nañ ci seen bopp. ba pare yoon bi ñu jaar pour bind film boobu yoonu expérimentation la quoi. yoonu expérimentation la ba pare am leen lu ñu soxal mooy ñi nga xam ne duñ leen gis ci écran yi wala bërëb yoo xam ne tàmmuñu di fa teg caméra. ñun ñu teg fa caméra ba pare indi fa leneen loo xam ne da ciy dooleeku. te li ciy dooleeku mooy xam ne nit ñi dinañ ute li yàlla sàkk ute na lool yaatu na lool mais ñun ñëpp ñoo bokk àdduna bi quoi. donc dañu war a jàppalante et c'est ça message bi nga xam ne moo tënk tàng jër lool la. moomu ngoog mbokk yi fi la ñuy yem ci seen chronique.